waaw dafa ñëw ci heure am dafa ñëw ci heure am parce que ñoom ñaar premier combat bu njëkk ba match nul ba moo gën a metti deuxième bi. bu njëkk baa gën a metti deuxième bi. mais dañoo xeex Lac de Guiers jël ni ci benn crochet avant-bras. ci laa xam ne Lac de Guiers mi am na doole. Eumeu Sène ko dóor ci booru saako yi. dem na bay wàcc. moom la Eumeu Sène di wax ne ko dañ la nangu. boobu la xam nga yéen fekkewu leen boobu. looloo tax Eumeu Sène naan ko arbitre da la nangu. mais boobu da ngay xam ne Lac de Guiers mi entraînement pire moo ne ci yaram bi. combat boobu gën a metti combat boobu xeex nañ ci xeex boo xam ne bii Eumeu Sène jël na ci ay coups Lac de Guiers jël na ci ay coups boobu dañu xeex. deuxième combat bi nag ci la ko Eumeu Sène indil xelu mag. oo ko ci xeex mu wàcc. da ko gëdd mu jóg rek bu defee ne dañ koy delloo rek mu wàcc coppati tànk bi waaye foofu Eumeu Sène moo tax rapidité d'exécution dafa baax ci bëre. Eumeu Sène seconde rek xale bi dëpp ko. non ma ne tarfatal ay nii su doonoon technique gu Eumeu Sène ak rapidité am ak fa mu téye xale bi dëpp ko. bi xale bi toog ak bi bopp Eumeu Sène di ñëw daanaka tarfatal ay ni la. bon kooku ñaar yu mën a bëree ñoo mel noonu bu ñu leen delloo wàccee nag vraiment day neex ndax bii yoon nag confirmation la war a nekk waaw dafa jóge ci défaite boo xam ne ki mu doon bëreel ak kii presque seen combat mën nga ko tuddee match nul su yu mel noonu bon mu jóge foofu mu ngi ko koy tooñee sax naan ko dina gën a ñaaw yu mel noonu di ko jéem a wàññi mais Eumeu Sène compétiteur la te it xam nga Eumeu Sène force am mooy centre de gravité am moom la xale yi mënugul mesurer ba léegi bu ñuy bëreek moom te il faut ñu def attention moo tax gis nga mook Balla Gaye toujours c'est comme ça gis nga mook Lac de Guiers bu deuxième bi moo tax foog ñu xoolaat ko ñoom seen combat ak Eumeu Sène waaw Eumeu Sène dafa yàgg compétir te it dese doole waaw mbër mu mag mu dese doole te xam compétition dafa am nooy gérer combat bi ba génn ci ak moom waaw mais doo ñëw rek ne ko tey nga jóge fi déedéet. combat la ñëw à son heure ku doon wër Balla Gaye mu tëla soo dajeeg Tapha Tine jëlal Tapha Tine it boo fi nekkee di raasaatu say morom de jëluñu la te xale yi di yéeg ba ci kaw di wàcc mais xale boo dajal am nga ko combat la c'est un très grand combat waaw très grand combat combat bu mag ngoogu combat bu doy waar ngoogu ci ñoom ñaar ñëpp parce que kii dafa am lu mu bëgg Tapha Tine dafa bëgg a dellu à place am à tout prix Boy Niang dafa bëgg a des fii ndax gan la fa waaw ku ci ne am na loolu fa war a téye loolu tax muy metti combat bi nga xam ne dafa bëri coow ba tey gis nga ñu bari pronostic yu bari nanguwuñ sax pronostic wala ñu pronostic yëpp dañuy jox benn camp favori jox ko favori jox ko ci camp bi muy Gouye Gui ak Reug Reug combat boobu nan nga ko gisee Gouye Gui Reug Reug mais Gouye Gui Reug Reug jàppal benn affaire fi turu Reug Reug fi turu Gouye Gui dem ci làmbi dóor Reug Reug de yeggu ko fa occasion la pour moom pour mu marquer empreinte am ci bëre dóor bi Reug Reug opportunité lañ ko defal Gouye Gui bu nangoo jël Reug Reug opportunité la ci Reug Reug waaye na bàyyi xel na tamit ne Gouye Gui combat bi li mu ci yóbbaale dafa bari de avenir am mi ngi ci premier combat après décès Mor Fadam avenir écrit Mor Fadam école de Mor Fadam mi ngi ci te Gouye Gui mooy héritier Mor Fadam lii yëpp daf ko war a yóbbaale ci combat bi moo tax amaloon combat boobu jafe parce que li mu ci doon sóor moo bari li mu ci doon calculer moo bari yi ñu ci doon wax yëpp sax jaru ko ndax tamit may waroon nañ ko may état de grâce mu xalaat ci parce que fi mu toll ci bëre dóor Reug Reug yeggu fa ñi mu bëreel bëreelu ko ñoom Gouye Gui dafa cheminer ci bëre dóor bi kon bu jëlee Reug Reug amoon na temps wu xalaat ko waaye bi mu ko xalaatee ba ñeme ko nag jël ko loolu la ko yoon may parce que tamit bañoon ko tamit wàññiwu ko dara
guy gi làmb combat jafewu ko woon waaw kon bu jëlee rëg occasion boobu moom la gën a arrangé sax waaw. parce que ñu bari dañ li ñuy pronostiqué que ni guy gi Reug Reug moo dàq bëri foofu guy gi loolu moom ñëpp Sénégal ñëpp loolu la ñuy wax mais tey Père Ngagne Reug Reug guy gi bëri guy gi. xam nga Fatma nit mën nga ko ëpp doole nit mën nga ko ëpp doole doo ko dàq bëre mën nga ko dàq bëre te boo ko ëppul doole it doo ko mën a manœuvrer yooyu yëpp day am ça dépend ci état guy gi bi mu indil Reug Reug te Reug Reug bu mu jàpp ne day ñëw rek saa guy gi yóbbu ko noonu déedéet c'est un athlète nag c'est un grand champion def na lu bari ci lutte simple bi et partout compétiteur la waaye mi ngi daje koo xam ne mën na bés waaw mën na bés guy gi mais mën bés a ko indi fii mu toll nii mën a bëre mi ngi dépendre ci li la adversaire bi indil ci la ñuy xam ndax mën ngaa bëre foofu la affaire bi ne waaye di woo ko dàq bëre loolu du wax bëree guñu dajee guñu peut-être lii Reug Reug mëne guy gi mëne na ko bala lii Reug Reug mëne guy gi am na ci pexe yooyu yëpp day am ci làmb mbër mu ne am nga bête noire di nga mën mbër ñëw mu daan la yooyu yëpp day am kon nañu bàyyi ne diwoo mën diw déet loolu wax ñaari champion lañu te it seen combat ñëpp bëgg nañ ko parce que guy gi ak Reug Reug moom combat la boo xam ne waxuma la làmb ja mais spectacle bi rek combat la waaw. waaw xale yi dañu bëgg Modou Anta trop ñoom ñëpp Coenso Diène Kairé génération bi yëpp Modou Anta rek dañu bëgg xale nag yàlla na yàgg na toll fii bëgg mbër muy dem mbër mu ko suuf tuuti boo xëy na waxi mbër la kii wax Modou Anta ay année balance déedéet Diène du mbëru occasion ay Diène du mbëru occasion moom xam na ko sax xëy na waxin la rek ci biir waxin la rek ci biir kii bi làmb ji waaye Diène du mbëru occasion parce que dafa prouver dafa am yu mu def te it xale la boo xam ne mi ngi ci yoonu champion te it jot na presque tuuti ci dooleem kon Modou Anta na bàyyi loolu xel waaye Diène it na xam ne combat bii na ko jàppee ko Boy Sey na ko jàppee combat ak Boy Sey ba déedéet bu mu ko def buntu de pour pot déedéet na ko jàppee mook Boy Sey na jël combat Boy Sey teg ci kanamam mook Modou Anta mi waaw moom xam na foofu xam na li ñuy wax waaw parce que ñoom mook si te yëpp dañu defoon Boy Sey manto la rek da nga koy wékkoo dem déedéet ñoom ñëpp da leen dëpp parce que dañu foogoon ne mbër mu mag ak màgget du benn man nga doon mag te doo màgget. kan mooy adversaire Gris Bordeaux ñu gis Gris Bordeaux moo am na combat boo tëb de. Ama Baldé Modou Lo moom la ñu tëjee. ay ca waaw léegi Gris Bordeaux ma laaj la ku fi des. waaw bu fi booy desee nga jël booy. ma ne ba léegi booy nga ma tuddal rek Sa Thiès booy la ñoo ñëpp booy lañu dama ne ku say morom dem bu fi xale yi desee te bëri na ci yow jëlal xale yi si moom la dépendre bu ko neexee bëri bu ko neexee ba ci bëri waaw c'est pas obligatoire xëy na saasam booy yee fi des wala mu xaar mag ñi te mag ñi xamoo ko kañ li ñuy jeexal xam nga nag loolu wóorul ay combat bee lay xaar bu jeex te xamu nu muy jeexee tamit wóorul wóor
Balla Gaye non man je ne voulais même pas muy am prise de gueule ak Gaston moo Gaston waruñu soon sax werante ñoom ñaar relation bi Gris Bordeaux am ak Gaston benn mbër amu ko Gaston accessibilité bi Gris Bordeaux am ak Gaston benn mbër amu ko Gaston Gris Bordeaux ni mu mën a aborder Gaston yeneen mbër yi dañu am kersa boobu sax presque loolu du ma ko yàq dara du ma ko yàqal dara du ma ko yàqal dinañ waxtaan ci nii mbaa ñu waxtaan ci ne même bu ñu jubawul it du tay du ñu ŋaayoo vraiment souhaité wu ma ko man de bëggum naa ci nag ci rajo bi ba tàyyi xëy na déggul waaye day je ne souhaitais même pas waxuma la Balla Gaye sax mais waruloon sax tàggoo Gaston waaw. tey dañu tàggoo. ah mais moom moo perte Gaston ngi tëgg ay combat am di moom moo amagul combat te xamuñu kañ lay bëre te moom bëre mooy métier xamee wuñ ko ci leneen dañu waxante dëgg gis sunu rakk la sunu jarbaat la bu dëgg jotee dañ ko koy wax moom moo perte moom moo ci perte yow wax nga ko nee nga ay moromam yaa ne ay moromam yëpp ñu ngi bëre nga ne ma ku mu bëre ma ne la ñu fi des ñenn ñoo fi des. ah yaa leen tudd man day ah yaa leen tudd en tout cas ñoo fi des mag desatu fi bala nga xaar mag ñi bëri ba pare te mag ñi xamagoo kañ la seen combat di jeex mais loolu wóorul Fatma non Sa Thiès am na combat. Sa Thiès ah defaguñu benn protocole. ah kon d'accord kon kay nañu seet Sa Thiès ak ñooñu bu fekkee biir nangu na leen bu dee nangu na leen aussi mais waaye tamit waaye mbër la mbër la kii kan lay bëreel Boy Niang waaw Tapha Tine bëriwul ak Bombardier bëriwul ak Balla Gaye oh waaye tamit dañu waxante dëgg kële Ama Baldé ku mu jël du Modou Lo du tey dee ngeen mooy roi des arènes waaw ata ak yeneen combat Sa Thiès Gris Bordeaux bu ko Gris Bordeaux bëggee combat la ça dépend. ñu tëjee ko. gis nañu ne Luc Nicolaï ñu koy ñaanal bu baax a baax pour ñëw. parce que da nga koy wax à chaque fois moom dafa bokk ci naan. ñu gis ne depuis boobu ba léegi combat gi Modou Lo ak Ama Baldé. wax ji xam naa bari tuuti ñi ne combat bi est-ce que dina am ñu naan du am ñu ngi dégg sax laaj ñu koy nuyuwaale bu baax a baax ñu combat incha allah ñi ci démarché waat mais combat Modou Lo ak Ama Baldé. lu ñëpp bëggoon la lu ñëpp soxla woon la ñoom ñaar dañu dem ba mujj gi kenn mënul daw sa morom. ñoom ñaar xëy na Modou Lo da ko jiitu ci bëre dóor bi mais presque ay naatangoo lañu daje nañ mbapat xamante nañu Modou Lo nag yoon wi mu aw ba tollu fa awaa day doog a ñëw ci yoon boobu bu leen làmb boolee combat la te Ama Baldé ak Modou Lo tàkkusaan boobu làmb attunu ko fu ñu koy bëree arène nationale mais tàkkusaan boobu yàlla ñu si bëkkan yóbbu ci ngay gis mbër làmb ñoom ñaar dañu làmbe te ay mbër kaamil lañu moo tax gaa yi bëgg seen combat waaye nag Modou Lo Ama Baldé ñoom ñaar ku ci ne fi nga jaar ba bokkuñu fi ñu jaar ba ñëw Modou Lo dafa dem ba au sommet Ama Baldé fa la bëgg dem te ku daan Tapha Tine attention mën ngaa daan ku ne ci làmb waaye nag ku dem ba daan Eumeu Sène kooku boo koy sànjaafu it na nga xool noo koy sànjaafoo de waaw Modou Lo du mbër mu ñuy sànjaafoo noonu nag waaw loolu moom xam naa ko ci moom Ama Baldé it yàlla may na ko loo xam ne ci mbër mooy taxawaayam dëgër na waaw te loolu tamit baax na ci mbër te it loolu lu mu donn la ci baayam waaw mbër gi da ko donn kon ñaari champion la ñu boole ñoom ñaar di ñaanal Luc Nicolaï sunu xarit sunu nit yàlla dolli ko jàmm mais làmb jooju am naa njortu à 90% sotti na dina am bu soobee yàlla ci kàttanu yàlla ndax làmb jooju Sénégal ko soxla réew mi ko soxla ñi bëgg làmb yëpp ko soxla waaw te it li xam nga li mu def ci làmb 20 ans yi mu def ci làmb booy xool li mu ci versé ci ay milliards bari na li mu ci def ci xaalis bari na te it koo xam ne la dëgg yàlla fi mu jaar ak mbër yi kenn mënu la ko wax te li mosoo gis muy weranteeki mbër ko xuloo jamais mosoo ko gis mbër def na ko lu ne defante mbër lu ne mais doo dégg baatam loolu tamit bokk ci li nga xam ne tamit
qualité la ci moom bon kon ñu ngi koy ñaanal yàlla lépp luy problème ci moom yàlla dindi ko ci barke Seydina Muhammad waaw kuñ ko war a waaw man nag loolu da ngeen ma koy téyel kumpa ndax arène nationale pàcc yi dafa bari arène bi rek mën na am tur wala ñu tudde ko arène nationale ba pare dugg ci biir nag def ko ay pàcc tribune Masamba tribune ma Demba tribune nangam yooyu yëpp mën na ci am salle nangam salle diw salle diw salle diw ndax man dans l'histoire de la lutte am na ñoo xam ne ñii seen tur du fay mukk ci làmb de 42 à nos jours foog ñu remonter ko xool ko foofu laay profité di defaat appel ci musée de la lutte bi nga xam ne maa ngi koy wax depuis daaw pour ñu def ko ci arène nationale bi revisiter la lutte seeti mag ña de 42 à 69 drapeau AOF ñi ko bëre dem jëli seen dara indi def musée boo xam ne bu tubaab yi ñëwee fii Sénégal dañ koy visiter tey bu ñu demoon ba jandeer fexe ba jëli Senghor Abdourahmane Ndiaye Falang mbala dàll yu mu bàyyi mbala Sengoram mbala béjjën bu mu bàyyi ci cumukaayam mbala lu mu daan yor ñu indi ko dem seeti dàllu Robert ba plastique am ya soccom ba ñëw indi teg Robert teg nangam exemple yu mel noonu li mu daan ngemboo Sabadooru Mbaye Guèye bii ñu dem jëndi ko te Moustapha Gueye doon na ko ñëw yóbbu ko Tigre de Fass ainsi de suite maam góor gi la mu mujj sol la mu daan def musée de la lutte ci biir arène bi du pour bëre kese bu dee bëre rek la nañ ko tëj man bëre yëkkeetuma man je suis pour la culture bu làmb aspect culturel lu làmb laa bëgg ñu développé ko laa bëgg ñu jox ñu ko ñu liggéey ko moo ëpp xaalis sax ko làmb ji moo mën a jaay destination Sénégal moo mën a jaay tourisme Sénégal moo mën a jaay aada bi dama lay wax muy bàkk yi du poésie yi yëpp ñu am bandothèque yi mag ñi bàkku ñëpp ñu yóbbu ko foofu exposé fa seen lépp def seen nitaal seeni photo kii moo doon Abdourahmane Ndiaye lii la def kii moo doon Falang lii la def kii moo doon Robert kii moo doon Falaye Balde kii moo doon nangam ñoom ñëpp ñu wane leen nga xam ni bu touristes yi ñëwee dañuy visiter ci l'arène nationale foofu la coow li ne man waxtuma waxi làmb man làmb dépassé naa ko ay bëre dóor rek yi dépassé naa làmb man maa ngi ci aspect culturel u làmb cosaanu làmb ñu indiwaat ko xale yi commencé di jàng bàkk di jàng takk sër ñuy mën a dem ci festival yu Europe c'est ressource additionnelle la boo xam ne moo ëpp xaalis làmb ji fexe ba exporter suñu culture bu suwaa bi wooye ay carnaval ñuy dem ci carnaval yi ci festival yi mbër yi dem takk sër yi bàkku salal ñu ko côté boobu la coow li ne mais bëre bi rek yorul làmb attention aspect culturel u làmb ji artistes yi ñoo ko yor kii tëgg artiste la mbër mi artiste la waykat bi artiste la ñoom ñoo seq làmb ji mbër mi bu ñëwee day tuus la na du fecc du aspect culturel bokkoo ci artiste bi làmb rek moo am ñetti ministre yu ko seq culture jeunesse sport tourisme sax am na ci place kon làmb ji nañ ko développer l'aspect culturel de la lutte man moom laay wax def musée de la lutte fii ci arène nationale bi am nañu espace bu ko mën a def ak yeneen kon je pense que man foofu laay woote foofu laay defee appel que ñu commencé ci liggéey léegi je pense que ministre bi mi ngi ci xelam ñi xam làmb mi ngi seen xel mag ñi nga xam ne yëpp jaar nañ ci làmb góor gi Adrien Fall góor gi sa àllarba ndongo góor gi Maxari Thiam góor gi Jibi Diop Baye Jibi Diop ñoom ñëpp mag ñooñu góor gi Mbaye Yaxya Diop mag ñooñu nga xam ne góor gi ay notable lébu fii ay Mbaye Diagne Dégay ay góor gi Mor Njing bàyyu kii nu mu tuuti sunu xarit bi ki yor Modou Lo Biram Alaaji Bassirou Diagne grand serigne de Dakar nga xam ne moo njëkk ubbi Demba Diop dëgg fa Robert Mbaye Guèye ak yeneen ñi ngi fi yaa ngi may laaj turu arène bi bokk la ñi ko mën a tudd dafa bari moo tax ma bëgg ñu pàccal ko mën nga bàyyi turu arène nationale bi mais pàccal salle yi ak tribune nangam ba ci ménager yi ay Baye Cheikh Diop ñu ngi fi ay Baye Modou Ndour ñu ngi fi anu ban ménager moo gën a liggéey chaque jën ci làmb
ak yooyu yeneen ay góor gi Mamadou Ndaw ñoom ñëpp ay magi ménager yoo xam ne xam naa leen kii Sayer Thiam mi nga xam ne moo yoroon ñoom Balla Gaye bu waalo pas Sayer ménager bu mel noonu du fi amati mooy maami xale bii Youssou Ndour doomu Balla Gaye bi mooy maamam ñooñu ñëpp ay ménager la ñu woon nekk fii ci làmb ji góor gi al Demba Sey bari nañu nga xam ne bëri Pikine yëpp moo leen yoroon boo demee fee di ko yor yooyu yëpp daf fi amoon boo yooyu yëpp nag ñooñu ñëpp tey bu ñu leen indiwaatee ci musée bi wanewaat seen jaar-jaar ne de temps bind ci ñoom ñu koy visiter touristes yi bu ñu ñëwee ñu mën leen yóbbu ci arène nationale bi je pense que côté boobu daal man bëgg naa ñu liggéey ci ak waa làmb ji waaw